salaamaaleykum waa Arafat salaamaaleykum chef de quartier imam ak waa gox bi yëpp ñu ngi lay remercier encore yow Diédhiou di nuyu sunu frère Diandi di ko jaajëfal ci taxawaayam ci Tëngéej di nuyu waa mouvement Arona Sarr di leen jaajëfal aussi seen taxawaay quoi di nuyu mbokki Arafat yëpp Diédhiou man tey day bisu dey te it li tax ñu sañ ko doyoo mooy que ñiy jiite ñi nga xamante ne ñoom la askan bi jox seen i këyit jox seen i kàddu ne leen yéen la ñu fal ñoom defuñu bisu dëy bis bi askan bekk di si jël boppam ne journée de deuil lañ koy def mémoire ndaw ñi làqu ci géej gi kon xam nga ne ñi ñuy jiite yëguñu ñu taluñu ñu faalewuñu sóoraalewuñu benn man ma dégg papa léegi mu ne def nañu nangami milliards est-ce que xam nga de 60 à nos jours ay milliards rek ngay dégg te le bas peuple askan bi muy suñuy rakk suñuy doom suñuy jarbaat suñuy yaay suñuy jigéen xamuñu njariñu milliards yooyu est-ce que xam nga ne ñii toog kañ la ñuy gis ñiy jiite bu élection jege see ñu ñëw làkk leen olof nax leen jël seen i carte dellu toog tolli ko suñ commencé làkkee tubaab nag tubaab bi la ñu soxla su boobaa xam nga fan lañ toll. ñi ñuy jiñ nañ erreur bi ñoom la ñëpp du kenn si ñooñu il faut qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont mbir mi li ko andi yëpp fa mu jógee ba agsi fii tey exode rural lañ commencé waa àll bi daw jëm ñot Ndakaaru ñu ne leen exode rural jëm leen a xool loolu di téye waa nitu kaw gi ñi ñu toog ci kaw gi. lan moo tax waa àll bi jógee Ndaka daw jóge dëkk ba ñëw Ndakaaru. waaw dara dafa newul dara dafa amatul. mais suuf yaa nga fa les terres sont là-bas. waaw suuf yi xam naa dañuy doon di xool suuf si muy jebbi. kon am na luy jebbil suuf si. ah déet suuf si daa am lu ko fay téye parce que mënoo bay ñetti weer tey jii bu ñu amoon xam-xam ñu jiite bu ñu fonkoon bëgguñu yéenuñu ngir yëpp fas yéen ñoo jàppale bu ñu bàyyi àll bi bay ñetti weer daw ñëw Ndakaaru war nañ leen mën téye ñuy bay noor ak nawet mais bëgguñu ñu yërëmuñu ñu il faut ñuy waxante dëgg bu waa àll bi dawee ñëw exode rural bi ñëw waa Ndakaaru la moo ci topp géej de bu waa àll bi dawee ba ñëw Ndakaaru fees bu ñu bëgg ko ci géej lañ jëm. kon dañoo ñëw Ndakaaru ba Ndakaaru fees ñu bënd jëm ci ndox mi Ndakaaru la moo ci topp géej moo ci topp buñ jógaatee fii dem ba côté Ndar nekk fa di xëccoo bu ñu bëttee la moo ci topp géej ci topp kon fa la ñu toll te boobu pendant ce temps nag ñi nga xamante ne ni ñoom lañ dénk suñu lépp mais Diédhiou dugal Ndakaaru nga xool benn ferraille bu ñu teg na terre ñaata milliards lañ ci def. dugal jam ñaajo ñu ne ville neuf lañ ko bëgg a def ñaata milliards lañ fa def. est-ce que Badoo lay sama zaar gi mën nañ fa am sa pàkku terrain. non yeggaguñ sax ci terrain pour nga jóg am passe bu la fa yóbbu ngir nga yegg fa normalement sax moo jafe si baadoola bi kuy jooy du nax kuy jooy ku ñuy sarax ngay warax noo talaxe saraxe mënul ne buñ jógee ci loolu nga dem gis benn ferraille bi ñu def ay milliards. t'imagines ñaata terre wax naa rek la fois passée de Sénégal am yoo xamante ne nii war nañ ci mën a jël 1 milliard war na mën a encadrer 200 ndaw 300 ndaw 500 ndaw ñu mën a bay noor nawet. ndax loolu war na nekk tax xale yi di sànku di jël seen bakkan di jël. li laay war a suule bàyyi leen ndaw ñi dem. bàyyi leen ndaw ñi dem. mais taw fii 480 j'insiste et je persiste et suis à 100% avec ces jeunes. mais ñoo ngi dee xam nga lu tax xam nga Diédhiou lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax tey jii ñu ngi jiite ci administrativement yërëmuñu te ñu ngi bëgg toll foo xamante ne ñu ngi jiite religieusement ñu ngi bëgg a ñàkk mais njariñ loo fekkee boo deewee ci biir géej gi ñoom ñoo fi desaat di gérer suñu bopp. njariñ loo fekkee mooy lan loolu waxee olof lañ ñuy nax njariñ loo fekkee mooy lan gis nga li nga war a fekkee allah kulli li nga fekkee am nga yàlla ragalul kenn balay xaar si géej pour ray la yàlla ragalul kenn balay xaar si géej pour ray la bu la bëggee ray ci wanag da lay ray ci wanag bu la bëggee ray ci mbedd da lay ray ci mbedd bu la bëggee ray ci ray da lay ray ci ray. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que moi je ne peux pas comprendre que tu mets ni Tawfekh en tant que citoyen sénégalais aujourd'hui en tout cas le nombre de morts est élevé à 480 morts ba nit ñi di observer deuil national ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite gëstuñu ko sax yow Tawfekh ngay taxaw di cautionner naan nañu bàyyi ndaw ñi ñu def. xam nga sunu papa ji nee na la rakkam ju am ñaari gaal ñaari kër ñaari soxna ay doomam yor gaal yi. man maam ay lien de parenté ak waa Mbour yu bari dëkk sama maam nekk quartier 11 novembre en face kër Alaaji Cerno Mansour Baro xam nga kon xam naa bu baax ci lu war a loolu
j'ai des frères qui ont perdu la vie ci géej gi suma apprenti a perdu la vie ci géej gi j'ai des amis qui ont perdu la vie ci ndox mi. ba pare yow ngay cautionné ne ndaw ñooñu nañu continuer di jël gaal. wallahi ñooñu ci laxu du ma leen xas dama leen di gërëm ñaanal leen xam nga lu tax may ma wallahi la ay jàmbar faax dëgg lañu mais jéeg xam nga la moo gën a métti ci àdduna nga nekk sa yaay ci biir kër est-ce que dégg vous êtes yaag sa yaay ci biir kër mënoo ko jox paquet de suukar gor mënul dékku yenn yi benn ñaar ndaw ñi dem pour yow nii alal la ñu wuti wala réussir ba gën suñu ba la majeure part xam nañu wuti daw laaxu parce que xat nañu seen i kër xat seen i quartier xat seen i dëkk xat seen gox xam nga loolu ñu xat fa parce que dañ dem ba toll foo xamante ne nii ah gis nga dëkk ci gox mën nga bañ a tekki nag tekki yàllaa ko yor mën nga bañ a ñu bañ la nawloo mais loolu day def ci sa comportement mais am xam bu ñu fa tollee xam nga la moo lay gënal paa bi nee na am na ñu nekk Europe ñoo xamante ne nii kenn ki muy xaw ma Maroc xaw ma mi subur lay lekk 4 jours mais ko nga fa ne loolu dund ko fa gënul ko mu dund ko fii si kàddu yaayam est-ce que xam nga ne nga teg sa bopp coono moo gën nga teg sa bopp coono pare sa nekk sa si say biir mbokk nga sonn yow maanaam xam nga olof dafa naan du ma sonal kenn mais du ma nangu ku ma sonal mais parfois di nga sonn pour sonle. mais Tawfekh man li ngay wax yëpp yow la engagé li ma jaaxal mooy yow en tant que citoyen tey jii ñu ngi wax ne xale yi dee nañ ba lim bi jéggi na dayoo ba ñu ne sax nañ leen defal deuil national Sénégalais yi jël seen responsabilité du déclaration état du déclaration suñuy njiit yow nga taxaw ne ndaw ñi nañ leen bàyyi ñu dem pour man yow li nekkoon sa taxawaay en tant que porteur de voix mooy que ni ñi nga xamante ne dem nañ ba àgg ñu ñaanal leen ñi sànku ñu ñaanal leen waaye ñi nga xamante ne demaguñu ñu xool lu ñu nekkee ci réew mi ba tekki fi mais Tawfekh pas question que. waaw mais est-ce que de 1960 à nos jours ceux qui ont eu à diriger ce pays ont essayé même jéem a taxawu ndaw ñi mais Diédhiou sànq ba tey nit ñaa ngi wax naa ne ku jàng yor say diplôme amoo liggéey à qui la faute à qui la faute à l'état mais Tawfekh ils n'ont attends non état mënul jox ñëpp liggéey xam nga Sénégal la mooy problème bi ah mooy dañoo noppal état trop dañ noppal état trop parce que tamit mënoo ñëw ne ma jox ma lii sa carte bii ma yoral la say avenir meilleur ma jël suma temps jox la jël suma carte jox la mais yàlla minimum de choses loo xamante ni nit ki rek am droit am mooy l'éducation la santé et le bien-être. loolu yëpp ñàkk nañ ko. amul non Sénégal pour te dire mais gënal dox fi yenn heures yi bu la waa rafet suba ñu agressé la amuñu sécurité benn amuñu santé ñaar amuñu éducation ñett dëkk ba amul sécurité amul santé amul éducation amul sport. merci beaucoup Tawfekh. donc nag nañu wax dëgg bàyyi leen ndaw ñi dem sa ñaanal la njëkk si jàmm quoi. ayca merci beaucoup Tawfekh ma bàyyi jigéen ñi parce que maa ngi gis ne ñoo ngi tàcc Tawfekh ma bàyyi jigéen ñi rek panélistes yi si jigéen ñi ñu ñëw na ñëw nii donc ñu posé ko moom aussi Baye Daouda Niang mu ngi fi Baye Laye mu ngi fi on aura pas mal d'intervenants parce que panélistes yaa ngi ci ginnaaw Marème boo pare yow tam nga ñëw ñu soog a jàllaat ci ndaw ñi bu ko defee rek mu présenté wu. waa asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa Arafat di nuyu suñu kilifa yi fi toog di nuyu tamit ñi fi jot a joxe seen kàddu yëpp. waaw maa ngi ci mbënd mi ba léegi. waaw ba tey yaa ngi ci waaye foog ma nuyu sama ñu ma fi fekk nag tamit. waaw maa ngi tudd Seynabou Kane nuyu naa ko bu baax moom fi jógee léegi Tawfekh wax nga dara mais encouragé nañ la mais man je ne suis pas d'accord. lan moo tax tu n'es pas d'accord. je suis content du fait que tu es un très bon philosophe. parce que da nga ñëw continue ñu fi toog ñëpp ne leen je ne suis pas d'accord et tu as raison de ne pas être d'accord mais man aussi j'ai le droit de dire non je ne suis pas d'accord parce que jeunesse dañoo nekk ci jeunesse boo xamante ne dañoo bëgg a brûler les étapes parce que d'abord da nga war a jàng ndaj coono door a tekki mais léegi jeunesse yi boo xoolee ñi ci ëpp am na ñoo xam am nañ jom vraiment mais ñi ci ëpp dañoo bëgg a brûler les étapes dañoo bëgg a teg tëb benn escalier. mais ndaw ñi dem mbëkk ma gi sànq sama papa mu ngi koy wax que ni am na ñoo xamante ne c'est des maîtrisards te teewul dem nañ est-ce que mbir mi mu ngi ci lijaasa wala xam. waa gis nga loolu dafa nekk mbënd mi dafa laal couche yu bëri dafa laal politique sociale économique fépp la laal dafa laal tous les couches ba foo laal rek nga ne foofu la rek
ñu ne la non non du foofu parce que kii mun na ñëw ne la fii la keneen ki jógee ne la fii la ñenn ñi nee nañ jom la parce que neexul ngay yeewu aussi jàkkaarloo sa yaay saa bu xëyee wala kanam gu triste goo xamante ne nii moom jaaxle na trop tey nan laa war a lijjantee ba xale yi ndékki ba xale yi añ ba xale yi reer ba kañ nga ne ah man de war naa am jom ni sama morom def ba am man tam ma def noonu ba am. yow léegi ndax vous êtes pour l'immigration clandestine. oui ou non ak ban xalaat nga ci am. je ne suis pas d'accord. lan moo tax. parce que imagine-toi des jeunes qui vont comme ça ñuy dem di périr ci mer bi di dee parce que c'est une perte la plus grande richesse qu'on a c'est la jeunesse. mais jeunesse bu fi toogee tamit aussi tamit faut que pas ñuy laqatu ci ay situation naan ñu ay chaque génération a une mission il se doit de l'accomplir de la trahir ndaw mooy tabax réewam mais ndaw loolu bu fekkee ne tabax réew bu muy tabax réew dafa wékku ci yaakaar wékku ci ñoo xamante ne ay jiit ñu taxaw pour tabax réew mi ndaw ñooñu loolu mën nañ leen ko nangul mais comme sànq Tawfekh nu mu ko waxee ñoo xamante ne tey jii seen ak taxawaay amatul ci benn yaakaar ndax ndaw ñooñu mën nañoo toog di xaar réew mu ñuy tabax. donc loolu moo tax ñu ne il faudra que loolu ñu commencer di def ce qu'on appelle l'entrepreneuriat état defaluma mais man je peux me débrouiller pour trouver comment faire pour m'en sortir parce que l'état ne fait pas toujours tout on ne peut pas se baser sur l'état parce que nos hommes politiciens ñu baal ma neewuñu fi lu dul seen bopp ak seen mbokk. kon da nga jàpp ne jeunes yi ñoom ñoo war a jël seen destin en main. ñoom ñoo war a jug révolter seen façon révoltation taxaw takku liggéey wutal seen bopp amal seen bopp ñafe comme tout le monde. mais bu ñu taxawee tout le temps di opposer wu l'état ne fera rien pour nous c'est à nous de porter la couronne en plus dama bëgg aussi benn affaire ñu leeral ko sànq maa ngi koy waxtaanee. dama bëgg immigration bi nañ jël jeunes yi pousser leen en avant ne leen seen combat la xeex leen ko. couronne leen parce que gis nga jeune boo ko joxee responsabilité rek même bu ko naroon def du ko def parce que danaa non on m'a responsabilisé. kon jeunes yi ñoo war a taxaw pour immigration bi. merci beaucoup ok merci. ma bàyyi aussi tamit ci jigéen ñi beneen panéliste bi ñëw. bu ñëwee bu ko defee nag ñu jox ndaw ñi parce que góor ñi tamit am nañ droit de réplique am nañ benn invité boo xamante ne aussi tamit ci panéliste yi la bokk moom voyagé woon na fekkee na lu bari grand Abdou Gueye xam na li ci géej xam naa dinañ ko ci laaj lu baree bari corps de métier yi aussi tamit am nañ ku leen représenté soxna si tey jii dañ la woo nga bokk ci panéliste yi war a wax ci li nga xamante ne mooy mbënd mi mooy immigration clandestine tey jii ban xalaat ak ban gis-gis nga ci am. asalaamaaleykum El Hadj avant tout d'abord damay nuyu ñi ma fi jot a fekk di nuyu ñëpp ñi ma fi jot a fekk ci panel bi di jiital nuyu ci suñu vice président moom mi nga xam ne moom moo ñu teewal fii suñu président mooy le parrain de cet événement di ziar ñëpp fait boo xoolee tamit dëkk bi doy na waar torop parce que tey da ngay gis jeune boo xam ne dafa jàng boo xoolee jàng nu mu méttee nga nekk depuis CI ba CM2 ba troisième ba terminal ba université nga yor say diplôme ak lépp nga toog sa kër doo def dara lu dul xëy di xoolante ak sa pap ak sa yaay man je trouve que ça c'est assez anormal donc man nag loolu du ma interpeller kenn lu dul état bi. kon da ngay boo interpeller wu état nga aussi tamit cautionné ndaw ñu dem war nañoo dem. non loolu noonu du ma ko cautionné xam nga lu tax parce que tey tamit nit bul yàkkamte sa wërsëg nit ku nekk yàlla defal na ko wërsëg li nga war a am yàlla bind na ko ci yow ba pare. mais ki toog ba am soxna am ay doomam ba tey ji mënul réaliser est-ce que kooku jotul mu jël ay responsabilités parce que mu ngi commencer am des tendances. non El Hadj loolu c'est pas une raison même boo amul dara sax da nga war a toog rek garder sa dignité parce que lii nii tamit nga yor say diplôme lii nii tam lu ñu def nii tamit dafay métti trop parce que xoolal da nga dem wuti pour nga indil sa pap ak sa yaay ak sa jabar ñi nga bàyyi léegi nga dem nga mujjee des xam nga tamit boo xoolee doy na waar. voilà mu ngi noonu donc loolu yi tamit dañ ko war a bàyyi xel trop te wax dëgg yàlla tamit état bi dafa war a gëstu jeunesse bi jeunes yi surtout ñoo xam ne dañuy jàng ba yor seen diplôme même ñu jàngul sax dañ leen war a ubbil ay entreprise yoo xam ne dañu war a liggéey état ñoom seen problème ñoom dañ fi nekk pour seen bopp di jël seen billet d'avion di voyager Dubaï un peu partout dans le monde c'est pas normal. Hélas man du ma cautionné ba tey du ma cautionné dem bi boo ma dégloo tam di nga comprendre li ma wax dem bi man dama ne nit mun nga wut sa wërsëg tamit fu ko yàlla jaaralee foofu rek nga ko mun a amee mais da ngay def doucement étape par étape aduna loo gis ci étape la nit fu mu jaar rek étape moo ko fa yëggale tey nag d'accord naa boo yorul
excuse-moi boo yorul mun doo wax sax ba ñi ci jàpp ni que li nga wax même bu dee dëgg la sax dañ lay soofantal et tout mais gëm naa ni tamit nit ki da nga war a def nag ñoom tamit nag contre ma lu ñu def parce que soo xoolee tamit xam naa seen xol a fees doo mun a toog si kër rek doo mun a defal sa jabar dara loolu noonu tamit xam nga dafay xaw a tuuti dafay xaw a kiyal tuuti nit ki mais cautionné wu ma dem bi mu wax dëgg yàlla mënoon nañ def ndànk-ndànk. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donner la parole xam naa dinaa ñëwaat ci jigéen ñi je vais donner la parole à Alioune Fall donc Alioune Fall aussi tamit bokk ci panélistes yi donc monsieur Fall xanaa ma fekk si la rek moom aussi tamit nekk kilifa ci ndaw yi ci département bi ñu bàyyi ko rek moom it mu àddu ci. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di jiital ci turu nuyoo bi imam particulièrement ak waa Arafat donc thème bi dafa nekk thème bu intéressant bu am solo mais je pense que ni pression sociale aussi dafa sonal jeunes yi parce que aucune nation ne peut pas se développer sans la force vive de sa jeunesse donc nous avons une jeunesse engagée am nañu aussi jeunesse bu am jom mais damay rejoindre sama xarit Abdou Faye parce que vraiment li mu wax dama ci ànd ak moom. non ñun tawféex la ñu xam. Tawféex Abdou Faye damay ànd ak moom ci li mu wax parce que pression sociale bi am fii élage duñ la bàyyi dëkk boo xam ne 60% de la population ay jeunes lañu donc ñooñu dañ leen war a accompagner man loolu mooy li nga xam ne moom laa gis ñaareel bi aussi nit ñi amuñu choix parce que man j'ai eu la chance ma voyager mais les gens sont fatigués dëkk bi dafa metti man je suis entrepreneur en même temps damay bind ay projet damay def ay études de projet. yow li ndax yow malgré tout da ngay cautionner li nga xamante ne moom mooy immigration parce que président ASC Arafat aussi tamit dinañ ko jox kàddu moom aussi tamit dina ci jël li nga xamante ne en tant que président mu wax nit ñi nan la gisee mais yow en tant que jeune tey jii ndax vous êtes pour l'immigration clandestine ou contre nga wax ñu ban gis-gis ak ban jàngat nga ci am. non man d'accord moo ci immigration clandestine. parce que lépp loo xam ne c'est illégal rek man dama koy dàq mais c'est juste que ni pour te dire que jeunes yi amuñu choix ils ont pas le choix état bi am na ci une part de responsabilité loolu foog ñu wax ko beneen bi mooy sénégalais pour mu jàppale la foog nga dem jooy yéen a ngi doon seetaan gel bi doon jaay buumi ci feeyu tabaski bi tant que sa rongañ génnul duñ la jàppale que ça soit nga nekk ak nit ñi wala ou pas du politiciens yi rek c'est général man dama xam li société bi di dund état bi aussi war na am une suivi psychologique parce que aussi bon gars yi bu ñuy dund ay précarité ak dëkk bi ni mu mel nga nekk 4 murs ci benn bateau ci benn gaal pendant 3 jours 4 jours di gis dee mu nekk nii donc laaj na ay suivi psychologique parce que au-delà de lii bu ñu demee 6 mois di nga gis jeunes yu bëri dañuy defan bu ñu ñëwaatee yàlla xam na loolu parce que li ñu dund ci 3 à 4 jours da ngay gis ni lii lu doy waar la donc état dafa war a apporter son pierre à l'édifice vraiment je suis très content je m'en limite là pour ne pas monopoliser le débat je vous remercie. Merci beaucoup cette fois-ci nag nous allons donner la parole à Jules. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn nekk si tur ak sa sant quoi woy di rafetlu affaire yi bu baax a baax macha allah bon di ñaanal ñëpp ñu des ci géej gi ak ñi egg ak ñi àggul ak ñi wàcc pour dem tamit parce que ñu ngi naan c'est l'état c'est pas l'état man dama naan c'est l'état quoi parce que man nit ki boo ko jàngal ba mu yëy ay lijaasam bu génne la jox ko lu mu yee lool quoi parce que ñoom seen bopp rek lañ fi nekk luñ fi kenn. ndax état am na koom-koom boobu ak kattan boobu. exactement parce que chaque jour ay milliards ngay dégg ñun bi ñu juddoo ba léegi suñu ndey ak suñu baay ay milliards rek ngay dégg milliards yi anamu gisuñu ko am na ñoo xam ne ba léegi nit ñi seen kër la ñuy yeewoo saa su ne seen kër maam la ñuy yeewoo am fay jabar am fay doom ba am fay sët-sëtaat seen kër maam la ñuy nekk donc dafa metti quoi dafa metti ku jóg pour dem daal nan la ñaanal nga dem quoi. kon yow non Zil nag waxtaan wi nag mu ngi bëgg a sooxe parce que Zil mënoo ne ñu ngi naan xale yaa ngi dee tey jii ba ñu observer deuil national ñun ce que nous faisons c'est dans notre rôle que les gens suivent qu'il y ait une sensibilisation par rapport aux jeunes qui ne sont pas encore partis mais aussi compris à la mémoire des jeunes qui ont disparu en plein océan yow nga ñëw di ñu wax ne tey jii ñu la ci laaj sa xalaat nga ne ñi demagul nañ leen ñaanal ñu dem. mbaar xam nga ne dund dafa am dee am te kenn ku nekk yàlla tracé na sa yoon fa nga war a dee fa ngay deewee mooy li Tawfekh wax léegi nii rek. loolu mooy sa philosophie. dama koy rejoindre quoi. parce que trop c'est trop. te bëri na ñuy dem tamit nekkul ne seen dañ leen di pousser pour ñu dem. tolluwaay la quoi. wuyu ma
tolluwaay moo tax gars yi di jóg di dem mais kenn dund ñëpp a ko bëgg ñëpp bëgg am si kër yu baax yi xale yu baax yi lépp luy bànneex doomu aadama ñun bëgg nañ ko am quoi mais ku jóg pour dem mais liggéey yaakaaroon ne buñ toogee fii war nañ ko mën a am avec le temps. non parce que espoir moo fi jeex yow bañ juddoo ba léegi mënuñu suñu boppal dara amuñu dara len loo xamante ne ni yow yaa ngi koy am pour satisfaire yow ñi nga nekkal quoi ñu jóg pour dem ñoom du question dañuy xaru ji demuñu pour xaru parce que am dafa neex xaalis neex dund dafa neex amul kenn ku ragal amul kenn ku ñeme dee ku ñeme dee ki jóg pour dem am na fu mu toll ay réaction moo ko yóbbu mais ça ne veut pas dire que dafa jóg pour xaru ji wala dafa dof wala dafa yaakamti wërsëg wala non kenn ku ne yàlla tracé na sa yoon mais léegi boo jógee pour dem nga egg yàlla ubbil la say teraanga foofu lan ngay wax. mais est-ce que jóge fii dem yàlla ubbil la teraanga dafa tekki ne ñi fi nekk dañoo war a jël gaal di dem comme yow. yow même c'est une question qui se pose sur. même boo jaaroon voie normale sax boo waree egg tekki da ngay tekki boo waree tekki doo tekki loolu yàlla bind na ko ba pare. mais aussi tamit Gilles il faudra faire la part des choses parce que dafa am ay risques yi nga xamante ne donc mu ngi nekk ci gaal gi par contre avion bi am na un certain nombre de sécurité. mais nee nañ ki risque n'aura rien du tout. mais qui choisit la sécurité reste dans le calme. waaw li nga wax mais est-ce que xam nga ne yow tamit yow bu fekkonte ne yow tubaab bi nu muy duggee biir Afrique bu ñu ko yombaloon zone africaine wala képp ku bëgg a génn découvrir la am bitim réew est-ce que yow nga rek yaa xam ne affaire de clandestin bi dina am wala bu amee dina demee nii. le niveau de développement yi bokkuñu Souleymane. mais qu'importe ni yow ni ngay ñoom ni ñuy jógee pour dugg si biir Sénégal ñun la ñu war a mën a jógee jëm dugg jaar si voie normale yow voie normale il suffit que foog nga daj lu métti corruption bu métti nga am pour si voie normale pour mën a am voie aérienne lu métti ngay daj lu tar xaalis bu bëri nga ciy def pour mën a am yow voie normale te boo yeggee tamit mooy loolu noonu. yow da ngay cautionner l'immigration clandestine. non man ku jóg pour dem. dinaa la ñaanal nga àgg si jàmm ak si salaam. te doo ko tere mu dem wallaahi nu ma la tere nga dem. kon yow bu dem taxawoon da ngay dem. nii billaahi pare naa pour dem parce que du lu ma gënal quoi qu'on dise la vérité ku jóg pour dem. loolu non ki jóg pour dem moom li nga yëg di xam nag alaaji dee kenn ñemewu ko billaahi kenn ñemewul dee ñëpp bëgg a dund ñëpp bëgg a tekki ñëpp bëgg a teral ñëpp mais te bu fekkee ne yow li la war ñoom li leen war defuñu ko mais kon bu ñu téye kenn. d'accord merci beaucoup Souleymane. affaire bi yoon moo deful yoon bu yoon defoon yoon rek du demee nii quoi waxtaan waaw ñu ngi jégalu nag di rafetlu émission bu baax a baax quoi. boo mënee ñëw intervenir parce que. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu débat bi ci immigration clandestine El Hadj am lu ndaw lu may wax mooy en principe immigration clandestine nekkul loo xamante ne lu baax la mais nag société bi ñu toll nii dañ toll foo xamante ne wax dëgg yàlla jeunesse bi mën nañ ne dirigeants yi ak ñëpp dañuy trahir jeunesse bi boo nekkee xale ñu gëmloo ne le droit à l'éducation nga jàng def lépp mais gëmuloo ñu kenn ne éducation boobu ñu wax la ne moom mooy liy yoon boo ci paree di nga am foo xamante ne ñoom fa lañ lay dugal. ndax kuy jàppoon ni au-delà de l'éducation il y a ce que l'on appelle l'intelligence et l'intelligence n'est rien d'autre que être dans les dispositifs en période de difficulté de pouvoir créer les mesures idoines pour être dans un monde ou bien dans un endroit propice ndax rek éducation de peut suffire. li ngay wax ni dama koy rejoindre ñëpp a toog fii di wax ay waxu entrepreneuriat c'est bel et bien boo xam nga kenn jeune bu su nekk boo ko laajoon tey jii am na ay projets yoo xamante ne yor na ko ci boppam mais ces projets là ont besoin d'être financés ce financement là fan lay jóge tey boo nee man bëgg naa def lii ak lii ak lii c'est bel et bien projet bu nice la ñëpp ku ko tey jii ku ko dégg da nga xam ne lii c'est nice mais tey la personne bi nga xamante ne mu ngi ci ay conditions yu baax ci nekk ci situation bu baax moom mën naka am financé que et tout mais tey jeune bi nga xamante ne nekkul ci situation bu baax du am lu ko financé donc loolu noonu mooy loolu donc dañ toll moment boo xamante ne période à risque la wax dëgg yàlla man sama côté ki nga xamante ne mineur la d'accord ma muy jël initiative di dem mais koo xamante ne majeur bien vacciné te xam na ne foofu noonu c'est à risque amul koo xamante ne tey jii mën na ko tere malgré que ku nekk mën na toog fii di wax naan c'est bien c'est pas bien c'est bien c'est pas bien mais ki nga xamante ne magam jëmm la bu décidé day dem kenn mënu koo tere dem parce que situation dëkk bi moo ko laaj kenn mënu ñoo téye wax dëgg yàlla waaw maa ngi jéego. moom aussi tam ñu jox ko 2 minutes. salaamaaleykum
chef maa ngi siyaar Mouhamed Diandi bu baax ak autorité yi mu fekk yëpp di leen siyaar bu baax yéen waa Samy TV débat bi débat bu am solo la émigration clandestine gaa yi ngi jël gaal yi di dem man je suis pas d'accord ak phénomène boobu parce que man j'étais au Maroc j'ai duré là-bas 5 ans j'ai essayé de traverser la mer Méditerranée à multiples reprises man dem naa ba gis Espagne dem naa bañ teg ma ci gardia civil comprendre nga mais li nga xamante ni nii mooy voie illégale conseillé wu ma ko kenn pour mu dem Europe ça je vous le dis voie illégale conseillé wu ma ko benn sénégalais on est tous des jeunes et bu fekkee ni am na loo xamante ni bëgg ngeen ko seen àdduna pour téye seen avenir en main c'est pas l'État loolu je vous le dis parce que da ngay gis benn jeune boo xamante ni nii il se réveille à 10 heures il se réveille à 11 heures comme ni nga ko waxee à l'étranger c'est pas comme ça bu fekkee ne da ngeen jàpp ni l'étranger c'est le paradis sur terre yéen a ngi nax seen bopp parce que tey bés boo génnee étranger xamal ni dootoo nelaw lu doy parce que tu descends à 23 heures à 23 heures nga wàcc boo ñëwee yaay toggal sa bopp benn te balaa ngay tëdd 1 heure du matin dina jot 5 heures du matin war nga tegwaat dem jëli ji métro wala tramway yaa xam mais bu fekkee ni yéen Sénégal esprit bii nga xamante ni moom la ñu yàlla defal amuñu motivation on se dise la vérité on n'est pas une jeunesse motivée parce que da ngay gis benn Guinéen boo xamante ni day ñëw yor benn kii di jaay café wala nga gis benn Guinéen ñëw di cirer ay dàll du genre ñu koy fay 100 francs mais un jeune sénégalais ruus na pour taxaw di def loolu te bés boo demee Europe tàngal ji njeer bii sax dañ koy jaay yàlla xam na loolu raxas du sax dañ koy def mais si tu n'es pas prêt pour tenir sa avenir en main je pense que ni c'est pas la peine ngay jël gaal yi ne da ngay jéem a dem pour def émigration clandestine man de li ma leen di conseiller c'est la voie légale dem ambassade jéem a ut sa visa xool li nga xamante ni nii noonu nga mën a def parce que boo ñëwee loolu day tax ñu respecter la yow mi nga xamante ni tu es venu avec la voie illégale boo ñëwee mooy ñi nga xamante ni dañ leen di sarax yàlla xam na loolu ñi dem Europe fii xam nañ li may wax bu baax a baax ñi def étranger mais tey am na ñoo xamante ni ñu ngi toog nekk Europe di yàq deru sénégalais yi te man dama daan romb ak sama patron romb ci Farouzi nga gis sénégalais bu taxaw di ñaan 1 dirham égale 60 francs CFA sénégalais di ñaan 1 dirham man dama daan ruus dama daan kersaw du ma bëggati nekk sénégalais mais tey cause bi mooy lii nii conséquences yi loolu lay indi en Europe man je ne vous le conseille pas di leen remercier bu baax les gars xam nga ci invitation merci beaucoup jaajëf. merci beaucoup Baye Laye Ndoye moom it aussi nekk koo xamante ne dafa yor ay ndaw di leen jàngal métier nekk ci Arafat yaakaar naa ñu nekk ci koñ boo xamante ne grand mën nga ñëwee nii donc bu ko defee rek nga wax ñu ban gis-gis nga ci am ndax yow ànd nga ci wala àndoo ci bu ñu paree ñu joxaat Diandi bu ko defee bu ñu joxee Daouda Niang ak Papa Ndoye ñu delluwaat ci panéliste yi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu waa panel bi nga xam ne ñoo déplacé wu ñëw Arafat pour sensibiliser jeunes Arafat yi bëggoon a am lu ma leeral tuuti ci intervenant yi ñun dañu jël suñuy responsabilité comme jeune ñu war a voter ñu voter ñu jël suñu ay carte jox ko gouvernement jox ko ku ñu war a diriger muy président ñu mettre que à l'abri de tout besoin amul location dëkkul ci këru boppam bu fay essence ay jabaram ak ay doomam bu ñu feebaree bu ñuy faju du ñu fay kooku lan la ñuy xaar ci moom pour mu taxaw ci suñuy besoin pour mu xam ne ñun dañu am ay soxla kon kenn mënu fi wax leneen te mënu ci jiital gouvernement ñun Macky Sall la ñuy doyaate dañuy jubal direct ci wax ji Macky Sall la moom la ñu fal ñun faluñu ay ministre moom moo fal ay ministre pour ñu liggéeyal leen gis nga Sénégal li fi am qu'on se dise la vérité dañu xamul lan moo tax ñuy fal
te foofu la ñu war a delluwaat ñun ñu xam lan moo tax ñuy fal bu ñuy fal ñu xool ki ñuy fal kan la parce que foofu lay métti bi di jóge koo xam ne nii suy dem ñu téye ñi di dem ñëpp ne la demal kooku war na def dara ñu koy remercier naan def na nangam wala def na nangam. mais grand est-ce que loolu war naa tax tey ndaw ñi jël gaal gi. loolu yëpp mooy indi bassesse yi di am parce que bassesse laa koy tudd. ndax yow da ngay cautionner l'immigration clandestine oui ou non après nga jox ñu sa xalaat. man du ma cautionner l'immigré clandestin du ma ko def man bàyyi laay fi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo lébu laa comme ñii di dem man du ma ko def te du ma ko digle ku ko def. kon boo gisoon gaal doo yéeg. bu ma gisoon gaal du ma yéeg si merci te yàlla def na si télé laay wax yee nañ ma ne ma jógal nga dugg gaal ma ne du ma dugg gaal te kenn gënu maa bëgg tukki. j'ai des projets. te kenn ku si nekk si ñuy wax fekk yee la ne la jógal nga dugg gaal nga ne kenn ku ci nekk si ñi nekk fii di dund nekk jeune 17 ans ba 25 ans wala 30 ans sa xel mu ngi si nga tekki xam nga tukki kese dukki bi tekki la affaire bi tekki la léegi nag su fekkee mënoo ko am fii fi nga juddoo il faut nga génne dem faneen mooy kii jóge Louga ñëw Dakar mooy ñun ñi xëyee fii di dem Kër Ndiaye Lo wala ñuy dem Tivaouane Pël di fa yendu ba ngoon loolu la rek et que loolu dafay am njeexital si ñun jeunesse bi. ñu tënk ko. dafay am njeexital si ñun jeunesse bi il faut ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñu bàyyi ñu xel parce que ñun ñooy jënd benn saaku ciment ñu am luñ si dagg ñoom ñu di leen ko fayal seeni essence kon ñoom la ñu war a waxal milliards yi ñuy wax nii naan def nañ ko fii suñu papa ji mu ngi wax ne def nañ tel investissement investissement yooyu egsewul fii on a beaucoup de projets yoo xam ne ni mënuñu ko réaliser loolu moo tax booy yi di dem di dugg ci gaal yi man du ma ko def mais ñii dem man je les encourage. ñii dem je les encourage parce que tamit seen option la. non attends yow nga ne yow dañ laa yee nga ne demoo. ma ne man demuma pare nga ne ñii di dem yow da nga leen di encourage. choix la. mais waa Rufisque ñu ngi seetaan de ak waa diaspora bi. li may wax lu leer la. ku wax jandi léegi ne que je suis depuis la France. donc yow nga taxaw di cautionner loolu. on se dise la vérité gis nga fii nii suñu parents yi si boppam nekk ak ñoom sax dafa metti parce que dañuy xëy suba gis leen ñuy dem di jaay caaf ñii di dem di dagg ji jigéen ñi nekk fii yëpp dañuy xëy suba dem di waas. am na pour ñëw am na ñoo xam ne ni sax Orange Money la ñuy yónnee seen doom bu ndaw mu dem jëli ji ko mën a togg añ. merci beaucoup grand. donc loolu moo tax gars yi di dem dugg ci gaal yi. kuy dem rek am nga raison bu tax ngay dem nañu xool nag fan la affaire bi jógee du si ñun ñuy jeunes yi mais ñàkk encadrement moo tax ñuy bàyyi lii fi nekk. di dem parce que fii das amul sax lu fi nekk ba may wax li fi nekk amul. merci beaucoup grand. ñu jël. maa ngi gërëm ñi fi nekk ñëpp. di sensibiliser mais sensibiliser nag mu ngi commencer si ñu wax état bi mu def attention si jeunesse bi parce que jeunesse bi moom moo war a mën a porter li nga xam ne mooy jëmale kanam réew mi ku war a dem nag da ngay dem parce que ku nekk sa option nga yor am na ñoo xam ne nii am nañ ay diplôme tey jii dem nañ ba am bac voilà excuse-moi ma eggal foofu am ñu fi jàng fii ba am bac xam nga nu ñu mujjee def ñëw si man di liggéey ma di leen fay ay manœuvre parce que te kii bi ñuy dem formation bi ñu war a def 175 000 la ñu war a fay mensualité 65 000 la ñu war a fay seen baay amu ko seen yaay amu ko ñoom amuñu ko. merci beaucoup. te bu ñu xëyee suba dañu war a ndekki dañu war a añ dañu war a mel ni seen i morom bu ñu gisee gaal dañ siy dugg qu'on se dise la vérité quand même. aveu de taille donc damay bàyyi Daouda Niang mu ñëw rek moom it aussi tamit def ci ñaari kàddu parce que Jules Ndoye mu ngi ñuy xaar ak beneen femme bu ko defee ñu delloowaat panélistes yi ñoom ñu ñëw àddu ci donc Daouda Niang ban gis-gis nga ci am en tant que journaliste donc vous êtes au courant de ce qui se passe sur le territoire national mais aussi sur le plan international aujourd'hui nous parlons de l'immigration clandestine en tant que journaliste donc ban gis-gis nga ci am. salaamaaleykum d'abord damay nuyu ñi fi teew ñëpp di saluer qualité débat bi nga xam ne moo fi am mais El Hadj dama bëggoon nga may ma 5 minutes ma def benn revue si li nga xam ne moom laa jàpp ne mooy cause yi nga xam ne moo waral ñenn ñi ne dañuy dem Europe jaare ci géej gi d'abord géej googu laay commencer tey boo jëlee la pêche de manière générale avant-hier gouvernement du Sénégal ak Union européenne signé nañ benn protocole d'accord ba xam ne sax am na bu ko jiitu woon
2014-2019 sur 5 ans ñu renouveler ko pour 5 ans muy la nga xam ne Union européenne dañu war a ñëw pêcher au large des côtes sénégalais pendant 5 ans pour un montant de 9 milliards 980 millions 500 000 francs pendant 5 ans léegi loolu mooy wane ne suñu géej jaay nañ ko léegi mool yi doon dem di nappi ba pare am na leneen lu ci am ay ZPP xëy na ñi yëngu ci wàllu pêche xam nañ ne mooy zone de pêche protégée foo xam ne suñu mool yi amuñu droit dem nappi fa lu dul ne foofu dañ ko jaay te foofu moo ëpp jën am na bu ma ci xam bu nekk fii à Ngaparou nga jël boobu ci wàllu géej gi nga ñëw ci wàllu sànq mbay mi am na ko doon wax wàllu mbay mi tey nga ñëw boo demee si fi ñu doon wax ne dañ fay bayee yëpp daanaka suuf amatu fa wala suuf si jox nañ ko yenn ci ay entreprise yaa nga xam ne ay étranger lañ. ndax loolu war naa tax tey ji ndaw ñu jël géej. waaw boo ma may ma développé foofu d'abord xam nga récemment am na problème bu fi amoon ak le cas fële à Ndengeleer ah nga jóge foofu semence yi li ñuy wax ne ndaw ñi bañuñu bay de mais semence nga dem à l'assemblée tey ñi nga xam ne ñoo bokk ci yenn parti ñooñu la ñuy jox semence pour ñu mën a dem bay. waxatuma loolu bokk ci parti politique. waaw d'abord si cause yi may ñëw. boo suivre sama logique rek après di nga comprendre. nga ñëw suñu waxee état de manière générale foofu laay tënkee cause yi état moom mi nga xam ne moo war a garantir loolu dafa bokk si constitution bi ki nga xam ne tey dafa toll ci ut liggéey pour mu am liggéey tey état gaa am na ay programmes yu mu développé sànq am na ko tudd muy FONGIP fonds de garantie et d'investissement prioritaire ba dafa am ñu mu ko jagleel pas tout le monde ay entreprise wala ay entrepreneurs yaa nga xam ne ñooñu la nga ko jagleel nga ñëw sur l'ADER muy délégation à l'entrepreneuriat rapide financement yooyu tey suñu yaay yi dañ leen a dig financement tey boo bokkul ci parti bi nga xam ne mooy jiite réew mi duñ la financer la preuve man dama yëngu ci milieu bi xam naa ci lu bari ñaa nga xam ne doon nañ ut ci financement yooyu amuñu ko nga ñëw ci 3FPT ñu ne formation pour tous tey am na ndaw ñoo xam da ngay déposer moo xam ci kii centre sectoriel de formation yi la mais duñ la jël boo bokkul ci yenn kuréel yi duñ la jël nga dajale cause yooyu yëpp kii waxoon ne tey moo ñuy garantir ñun un emploi décent tey bu la ko joxul tey mooy sans xam na ko wax est-ce que tey loolu motivé wul lenn parti ci ndaw ñi pour ñu dem defi immigration clandestine. ndax loolu war naa tax loolu rek ndax doy na raison pour que xale yi dem parce que bu ñu demee aussi tamit nee nañ ndaw mooy tabax réewam. effectivement boo demee de yow tu permets à ces gens d'avoir la possibilité de piller parce que bi nga fi nekkee. mënoo ci ñoom dara. nga dem bàyyi leen ak réew mi ndax du yombale leen mbir mi. tey ndaw moom nga ne moo war a tabax réew boo ko joxul tey la muy tabaxee réew mi est-ce que kooku dina tal tabax réew bay tabax réew. ndax bu demee bàyyi réewam dina am ñu ko tabaxal. nga bàyyi ma yegal tey. sànq am na ku ko wax gis nga tey boo interroger le facteur sociologique. tey kër yi ni mu demee famille yi ni mu demee. am na loo xam ne tey boo amee kersa rus nga toog sa papa nga am benn âge bi sa papa wala sa yaay di la jox ngay lekk di la jox ngay naan tey cautionné wu ma dem bi. mais tey xam naa ne ñenn ñi raison yooyu moo tax ñoom ñu dem. lan nga jàpp ne mooy solution bi. la solution mooy lan état la mu yoreel ndaw ñi mu jox leen ko. milliards yi ñuy wax ci programme yëpp li ñuy def ci yenn parti wala li ñuy jox tey géej googu ñu jaay en contrepartie pour 9 milliards 980 millions tey bu ñu bàyyi woon suñu mool yooyu napp ci zone yi nga xam ne dañ ko protéger est-ce que dinañ tal tey dem wàllu mbay mi bu ñu leen joxoon terre yi nga xam jeunes yi bëgg nañoo liggéey mais dañoo gisul lu ñu liggéey am nañu jàng am seeni diplôme et tout mais tey la preuve kooku nekk fële marché Thiaroye di jaay kooku loolu gënalu ko. merci ñàkk pexe moo tax muy def loolu. waaw maa ngi leen di gërëm di leen remercier nag di saluer auteur li nga xam ne mooy débat yi. mais li mooy suñu taxawaay ñun waa Samy TV c'est toujours en tout cas ouvrir des débats donc soxna si boo mënee ñëw parce que moom aussi tamit mu ngi ñëwoon pour nekk panéliste bu ñu paree ci moom rek yaakaar naa dañuy jox Papa Ndoye ak pêcheur bi nga xamante ne moom moo fi nekk ma delloowaat kàddu gi monsieur Diandi bu ko defee bu paree mu def tour de table donc boo mënee ñëw rek yow mère de famille nga. salaamaaleykum xam nga lan moo nekk ci bàyyi sa doom tukki jël géej mu nekk ci risque ñeneen ñi ñàkk seen bakkan tey ji en tant que mère de famille en tant que femme actrice de développement ban jàngat ak ban xam-xam nga ci am. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw man damay wax ci ñetti pàcc benn bi faute bi dama ko jox état benn bi ma jox ko parents yi troisième bi mooy affaire mool yi. yow da ngay jox responsabilité parents état ak mool yi. waaw yow yaa am fi joxoñ ay ca premièrement état bu jëlee
éducation xale mu jàng ba am lijaasa war na ko mën a wan yoonu liggéey mu jafandu ci dara parent bi su dugalee doomam école doom ji defu fa dara génn war na ko mën a utal métier ba bu ëllëgee dina am si lu mu jafandu mais ma dama contre sa doom bàyyi woo ko mu jàng utaloo ko métier buñ nee bëkk ba nga ne ko kaay ma nag teggi sama natt nga dem man d'accord ma. kon da nga jàpp ne parents yi bokk nañ ci ñi teggi seen natt jox xale ñu dem bëkki. bokk nañ si. troisièmement bu ñu jël lépp ne lébu yi mool yi dem. egg nañ ñoo ngay liggéey ñoom ñoo njëkk a dem te kenn yëgu leen. ñii di dem di dee mooy ñi nga xam ne dégg nañ ñu ne dem nañ egg nañ ñuy paasal seen i doom te mënuñu géej xamuñu ndox dem dee. sama saar gi la sama baay àll la xam. te li ma gën a métti mooy yematuñu si ñi am 18 ans 20 ans barki Demba Ndiaye dama lire si internet bi xale bu am 10 ans ñu yóbbaale ko mu dee jigéen dem dee man dama bëgg état jël ay responsabilités si ñi nga xam ne nii da leen bàyyi woon ci banc école bi ñu jàng ba am seen lijaasa parents yi dellu renforcer seen éducation si seen i doom ba mën leen a teg si benn point bi ba bu ñu leen nee def leen ni ndax ma dama see am benn cas sama mag bu góor dafa mus a wax day dem si yoon normal sama papa ne ko man tant que maa ngi dund doo dem jàng nga SDE laa nekk retraité naa da ngay dem nga liggéey fu mais dafa xëccoo sama papa ne ko doo dem man maa dul passé sama doom mais nu mu mujjee sama papa dafa décédé dafa dem jël place am éducation dafa baax si nit sa doom dafa war a am kàddu booy moom si moom ba boo xam ne dafa libéré mais ñii dem dëgg la yeewu gi sapp yaay toog def nii yar lekk itam neexul ci xol. waaye dee bàyyi fi yaay tamit amul. mais yenn saa yi dañuy def lu xam ne nii duñ dem ak seen esprit seen xol la ñuy demee mooy lan lii métti ci biir kër gi lii métti ci biir kër ñuy génn seen moroom dem. ñëw di leen wane ne foofu neex naa patati patata am na sama benn xarit bu góor nee na moom dafa sonn fu mu nekk nee na ma ñi ñëw ñu ngi leen di rapatrier ñu ñëwaat nee na ma man damay liggéey wàcc may togg may fóot damay noppali ko tuuti parewaat demaat si restaurant yi te damay jaabante village par village loolu lu ko gën a métti. te boo toogee fii tedd. nañ gëm yàlla toog fii liggéey. su métier amul. Papa Ndoye merci beaucoup. voilà ñu jox aussi Papa Ndoye entrepreneur la bu ma paree ma jox Souleymane. salaamaaleykum waa Rafat maa ngi nuyu yéen ñëpp quoi ku nekk sa tur ak sa sant quoi. waaw yow li question bi nu ma posé man du ma si ànd quoi ànduma si ñi mbëkki ji. mais dañ ñàkk pexe moo tax ñu mbëkki ji. parce que dañ naan voie légale mais voie légale amul. fii dëkk bi fii ku nekk da nga légal ku am sa këyit légal nga da ngay gis koo xam ne day am këyitam am passeport am dem déposer. duñ la lijjanti nga gis ñoo xam ne ay góor jigéenaax yu nekk dañuy dem ñu may leen. déet waay Papa Ndoye mais bien sûr loolu dafa am bu voie légale bu dee dañuy nangu voie légale képp ku am këyit yow doomu ministre doomu président yéen a yem même droit mais duñ jël affaire bi nekk ñii ñoo war a dem ñii duñu war a dem fii dëkk bi jeunes yoo fi gis sañoo xoolal ñoom ñu dem géej gi ñu dem si géej gi ñu jëloon ko avion moo leen gënal fuuf. merci beaucoup waaw parce que man moom conseil wu ma ko kenn toog fii si dëkk bi liggéey tamit da ngay am dara quoi. mais bu dee dëkk bi amul liggéey dañ naan ay DER ay plan DER mais DER dañ naan dama bind projet boo bindee projet. yow ka ngay fay pour mu bindal la projet. da ngay fay xaalis. xaalis boobu boo ko yarulee. kon yow bokkoo DER. merci beaucoup merci beaucoup dañu woon dëgg waay dëkk bi dañu wax état bi moo jàppalewul jeunes yi nañu jàppale jeunes yi Macky Sall sax maa ngi koy seetaan si. benn chaîne français mais li mu fa def du loolu du sutura parce que moo ngi wax problème mu Sénégal defar naa fa lii jigéen ñi taxaneetuñu defar nañ fi amul sens président français yi duñ ñëw Sénégal fii di expliquer seen cas ñoom mu demee foofu noonu ñun loolu sutural si ñun naka bàyyee ñun fii quoi mais bu mu dem du ñu weeje foofu noonu te moom liggéey fi dara ñoo di dëgg waay merci beaucoup Jules Ndoye donc ñu tënk ko merci beaucoup en tout cas après pêcheur bi bu ñëwee parce que mool yi tamit nee nañ ñoom faaw ñu wax Jules yaakaar naa Tëngéej kenn dootu la présenté xam naa ni miin nga kanamu grand Jandi ak ñi fi toog ñëpp
donc tey jii en tant que porteur de voix en tant que Rufisquois gis nga phénomène immigration clandestine li ci gën a metti waxuma la dem rek bi ñuy dem pour que ñu toog fay at du ñu ñëwaat waaye nag ak vide biñ fi bàyyi vide éternel bi mooy xale yi des biir géej ban xalaat nga ci am ak ban jàngat ak ban gis-gis. voilà donc damay nuyu assistance bi di siyaar ñëpp jox ku nekk loxo xol bi donc hélas da nga wax lu am solo jeunesse bi moo warul dem ñu ngi naan état benn faute rek la def mooy bi mu xullee ba ñun mool yëpp am accès ci géej gi ba mën a dem mooy faute état jeex na xam nga li état war a def lépp ñun ñu ne état da koy def ñu koy xaar ci moom est-ce que loolooy rôle jeunesse ci biir réew parce que débat bi depuis bi ma toogee ba léegi ñaar la d'accord naa bi d'accorduma ci dem bi ñaar yooyu la ñuy wax boobu ba léegi et maintenant je pense bien que ne war nañ commencer trouver solution bi lan mooy solution bi. dañuy ñëw ci solution bi jànd dina ci gën a xuus. très bien panélistes yi. man foofu laay ñëwee. gis nga bu sénégalais yëpp mànkoo woon xam ne ñett yi dafa am ci doomu aadama te bu amul rek matul mooy xam-xam gëm-gëm ak mën-mën. ñett yooyu faaw nit di xam-xam mooy indi gëm-gëm gëm-gëm mooy indi mën-mën tant que doxewuñu ko. Rufisquois yi ngay waxal. ñun ñëpp dañuy réer. damay wax ak Rufisquois yi di wax ak ñi nekkul Rufisque. di wax ak ñi nekk France ak Espagne. ñu conseillé ñi nekk fii. gis nga da ngay jàng ba 3e. fa la sa niveau yam. da ngay dem nga uti ji formation boo xam ne métier la. je dis pas nga dem defi ji ay banque finance sax yeneen ak yeneen non non am na ay métier. infographie métier la. maintenance métier la. entre autres da ngay jàng ba 3e amatoo niveau booy demee seconde yemal 3e demal nga uti métier da ngay jàng ba am bac non non du ma dem defi ji loo xam ne nii bu subaa daf may pénaliser parce que bëri na ñoo xam ne nii bac plus 5 master la. maa ngi nii di taxawaalu. pour lan am nga ko toog sa kër. sa papa di la xool sa yaay di la xool et dafa am ku fi jóge léegi wax lu am importance mooy parents yi gis nga papa bu nekk war na jàngal doomam nan ngay nappee quand je dis napp je fais allusion ci li nga xam ne nii mooy outil da ngay nekk ci kër nekk ak sa papa mu lay jox ngay lekk di la jox ngay naan di la fayal courant di la fayal ndox ba nga am 30 ans 40 ans ci biir kër. kon donc da yow suñu xoolee ci say wax da nga bëgg a def la différence entre yar ak yefal. merci beaucoup gis nga nit ki boo koy yar. man jàndee ma jàngal nag. nit ki boo koy yar dama dégg olof. di ko teg ci yoon. di ko wan nan la ñuy nappee nan la ñuy gis nga sa doom boo ne. chaque jour dee ma indil 1000 francs muy dem ci dépense su kër gi. dina ne bu tëddee di nelaw. dina ne bu ma xëyee. war naa uti ji lu ma dugal ci kër gi. et pour nga uti ji loo dugal ci kër gi c'est simple. c'est tellement simple ñu ngi commencé benn phénomène mooy jaay ndox pourtant dafa am bénéfice ñu ngi ci dëkku lébu ñëpp xam nañ ne jaay géej a jaay yéet dafa am bénéfice. suba dinaa ci xëy. man su ma xëyee suba damay liggéey ji teewul dama yor sama entreprise boo xam ne nii damay def tout ce qui est communication visuelle maa ngi entreprendre. damay jël ay nit ñu may liggéeyal ma leen di fay. mais moo jaadu. foofu la réew mi toll ñu bàyyi état dañu war a bàyyi état gis nga ba ñu jógee ci urne yi la ñu pare ak état lu mu def baax na mais kenn ku nekk ci ñun na nga xam ne da nga am loo xam ne ni da nga ko waroo ak say waajur non gis nga dëkk ku nekk na jël sa biir kër def ko sa dëkk pourquoi sa kër dafa war a set sa kër dafa war a am responsabilité bi am sa kër mooy yow responsabilité bi am sa kër mooy yow lan moo la war boo ko xamee est-ce que di nga def 8 jours ci géej 8 jours yooyu ngay def ci géej sa kër kan moo leen di dundal 8 jours yi ngay def ci géej tu as 300 000 francs 300 000 francs pour dem Espagne
ban investissement la 300 000 francs yooyu mën a am Sénégal Sénégal seen dund méttiwul 300 000 francs da ngay am investissement bu baax 300 000 francs day jënd machine imprimante da ngay photocopie 300 000 francs da ngay jënd keesu boisson keesu boisson da ngay dem buntu lycée Abdoulaye Sadji xam nga ko bu baax canette da ngay jëndee 300 jaayee 500 tu as 200 francs 200 francs sur 100 c'est combien c'est plus qu'un bénéfice buñ ko defee ko noonu su ko sim da ngay dem nga jël oto yi fay gaare nga ne oto bu nekk ñiy raxas 1000 francs la ñuy fayeeku oto bu nekk man damay fayeeku 500 francs ñaata client ngay am client bu nekk nga ne ko duma la laaj journée dama lay fayeeku par weer 500 francs nga am 20 ñu lay fay par mois c'est combien liggéey bee ngi Sénégal nekkul Europe nañ ko gëm merci beaucoup nañu ko gëm ñu liggéey fii te day baax incha allah. merci beaucoup ñu bàyyi pêcheur bi mu ñëw bu ko defee moom it mu àddu ci ma delloo kàddu gi monsieur Mohamed Diandi parce que waxtu waa ngi bëgg a tënk donte waa diaspora bi ñu ngi suivre ñu ngi leen di remercier au passage parce que yaakaar naa nous avons des téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde donc grand yow mool nga da ngay dem géej xam nga li xew biir géej. tey ban xalaat nga ci am parce que Abdou Gueye moom xam naa ne faaw mu ñëw waxal ma fii ñaari kaddu moom xam na li ci biir géej xam na danger yi ak lépp yow mool nga ban xalaat nga ci am. ah maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. di leen gërëm di leen sant dama bëgg ne fu mu nekk nii mool yi dañoo sonn benn ñun mënuñoo xëyee Tëngéej plus de 105 personnes ne ci gaal war a dem uti jën nappi. ci fi la tournée nga dalee ko Tëngéej daw ko ba Juwaalo mënoo gis jën. da ngeen di dawee Tëngéej ba Juwaalo. ba Juwaalo. benn jën doo ko gis. doo ko gis. waaye tournée jàkkaarloo caméra bi. est-ce que yaa may dégg. yow kañ li moo tax suñu waa kër ñuy teg benn yaboy saasu ne. boo gisee mool yi di bëgg a rey seen bopp di jël gaal yi di dem mbëkki dafa am lu tax tey boo jëlee dara defoo ko ci dëkk. jàppale woo mool yi. accord de pêche yi illégal yi ñuy def gars yi di jóge Europe di ñëw Sénégal le premier le Sénégal tijji fanaanam le 2 mu ngi ma fekk biir Joal Fadiouth Sangomar bu dee am nañu ko xam à 45 kilomètres bato jàpp sompaat ba mu fees mu ise mbaal mi jëkkati mbaal mi mënta jóg mbaal mi booy mu jël ay raakool di ko manque di ko yëpp ci biir bato bi boobu bato tubaab bi la. bato tubaab la. aywa grand ci kanam tele nga ne de. bato tubaab la laa la wax. yaa ci teg sa bët. man mool laa du ma waxantu. dama mbaali woon gis bon bato bi. jaakaarloo moom. te booba ki nekk Sénégal mënul am benn bi yaboy. waaw. cey waa léegi loolu war naa tax ngeen jël gaal yi. gaal yi bu ko nit jëlee. coobareem la. ah. ndax ku dem yeewu ba sol sa daalu bàyyi. mu jot la. mu jot la. nay rafet waay. sa daalu waajur wu góor. jéggalu. bàyyi waxin la. yaa ma dégg. nga sol ay daalaam. mu leer na ne sama daal li bàyyi jot na ma. war naa mën a yor kër gi. est-ce que yaa ma dégg. kon yow boo xëyee dem ba sa waajur di la woo ci néeg nga naan papa sama poos daa yuret doo ma si jàppale ma mën a def dépense. poos bu yuret dafa mel ni mooy. poos bu amut dara. te mool mi war a yaakaar ci géej war a mën a indi jox baayam. ndax baayam yor na ko ci tolluwaay boo xam ne ni da koy yor ba mu doon mag. yor jabar yor doom mu lay dundal. di nga d'accord. déedéet. moo waral gaal yi. te Sénégal dina yuret ci at yi di ñëw. Sénégal dina yuret. yuret laa wax. merci beaucoup merci beaucoup ñoo ko déggandoo.